Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنال بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد ولدت ولرضا بولادتي لولادتي في منهج تيجاني ولأنني سميت من أمر به فجذ الإله فتى به ثماني شوقي إليه خزانة من فضله والشوق عن كل الورى أغناني waaye wal mawtu ayatun fa tabarakallahu ma sha allah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm sutura ak tawfiq ginnaaw bi ma sukkee samay bëti moom talal ko samay loxo xol ziyaare ko ki ma amul kudul moom sayyidi wa mawlaaya habibi cheikhi asayidi cheikh Mouhamadin il Moustapha Sy al Maktoum hafizahullahu wa ayyadahu wa raahu. sang bi maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàcce ci sa wàccuwaay fa tabarakallahu. mbokk yi xam ngeen ne bésu tey bi di 15 mars nag di bés boo xam ne mooy demuk maam Maktoum radiyallahu anhu fekki mag ña mu tolloo woon nag àllarba nekkoon bés bu tiis. bés boobee nag dellusiwaat ren ji itam ñu fas yéene duggaat ba tey waxtaanee jëmm ju tedd joojee di maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. maa ngi togg kenn di ndaw moom itam yàlla dogal des fois aussi muy sof xalimaam di bind jëme ci maam Cheikh muy Zahra. maa ngi koy ziyaar bu baax ma di ko wax asalaamaaleykum Zahra. aleykum salaam wa rahmatullah maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop. maa ngi lay nuyu di la ziyaar di nuyu d'avance suñu wasila suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum. xam naa comme ni nga ko waxee rek bésu 15 mars nekk une journée remarquable dans nos vies, une journée inoubliable parce que bésu demu maam la bés bu triste la ci ñun mais buñ koy fàttali rek dañuy xool ci ki nga xamante ne ni moom moo fi représenté maam Cheikh Ahmed Tidiane mu ñuy jàngal di ñu tete ba bu ñu bëggee gis maam rek ñu xool ci moom. macha allah. jërëjëf Zahra yow en tant que ndaw en tant que bindkat tey bésu tey bi bu dellusee ban yëg-yëg ngay am ci fàttaliku maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. xanaa di ko rendre hommage à chaque fois. di ko ñaanal yàlla yokk leeram parce que moom dañ koy nommer comme le grand maître de la sagesse. dañ koy nommer comme l'homme qui a décrit la matière composite de l'humain. L'homme qui fait l'éloge de la création divine comme un ouvrage. L'homme qui a découvert les habitants de la mer, de la fleuve, des océans, des rivières, des montagnes. kooku xam-xamam géej la. kon bu ñu toogee di wax ci moom du mës a jeex. xanaa des fois rek ñuy nemmeeku rek. di gëstu rek pour am lu ñu bind ci moom. macha allah. Zahra ku ne xam na ne bind yombul bind moom da ngay toog nii rek mu dikkal la wala da ngay programme ne bii sàngam war naa bind ci maam Cheikh. xam naa question moom damay sawar di ci répondre. mën naa toog programme ne damay bind. mais pour ma bind ci maam Cheikh du arriver au hasard. damay am yëg-yëg am sentiment am conviction ci sama bopp ne maa ngi en contact avec lui. su may bind damay mel ni sax du man maay bind. parce que les mots arrivent aisément. maam daal moom pour bind ci moom. il faut rek mu am moom yu mu indi. pour nga ànd ak yooyu. xam naa noonu rek laa mën a formuler réponse bi. macha allah. macha allah kon bind yombul ndax tolluwaay lay doon yëg-yëg lay doon te yëg-yëg boobu moom bu ñëwee buy ñëw day wàcc rek macha allah. Zahra ndax tey mën nga ñu wax benn ci texte yi nga xam ne bind nga ko jëmee ko ci sunu maam ju tedd ji di maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak texte bi nga ñuy indil noo ko tuddee ak kañ nga ko bind. waa texte bi may indi tey nañ koy tuddee mon oracle. c'est-à-dire ki nga xamante ne ni moo may gindi ci yàlla.
texte bi maa ngi koy bind vers le 1er mars vers 3 heures du matin laa bind texte boobu noonu. dinaa taxaw foofu vers 3 heures du matin heure boobu man pour man yaa ngi nelaw wala nga jékki-jékki am lu lay yee wala nu la dikkalee balaa maa ñëw ci texte bi. xam naa du loo xamante ne nii damay toog bëgg koo def dama yeewu ci ay nelaw rek amatuma am insomnie daal genre ma toog affaire yi ñëw rek may bind. macha allah yëg-yëg boobu moo ñëw. macha allah ñëwal ma ci texte bi. Texte bi mu ngi tudd Mon oracle. Ô chevalier qui assure un dévouement clair et sûr sur son trajet sombre et dur, il s'est muni d'une conscience nourrie et mûre. Nul égal à l'ordinaire, nul égal aux originaires. Tu as bravé tout obstacle, ô mon oracle. Tu as su tromper, triompher aux vagues des vaincus, triompher aux vagues des corrompus. Mais tu as su profiter, baignant dans cette mer immense, pleine de merveilles et d'aisance, armé d'un savoir incomparable, contournant même le cercle des sages. Et de ces pièces d'otages, tu démanteles et dénonces les sièges. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas là où ils ont piqué leurs paroles arrogantes en voulant te rendre amur. Ils se sont plongés profondément dans leur état de bure. Mais ils ne savaient pas jusqu'à présent. Quand ils ont tracé leur pauvre complot, leur mena directement dans la ruine du lot. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils ont mis toute stratégie pour ton silence, mais ils ont provoqué un fougue de conscience, attirant le réveil du lion, qui rougit avec abnégation face aux défis relevés. Quel obstacle! Oh mon oracle, Maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. xam naa texte bi fa laa ko yemale Maam Cheikh Ahmed Tidiane. texte bi am na solo te ku ko dégg mooy xam ne ci xol la ko tibbee. Zahra tey boo ñu bëggoon tënkal lii ci wolof yan noo ñu koy tënkalee ci wolof rapidement. xam naa damay naan rek ki nga xamante ne nii moo yeewu fasam ci xam boppam di dox ci lu yéeme te di ci wax am conscience ne li may def am ci conscience boobu noonu du lu hasard day dépasser même l'ordinaire, day dépasser même l'originaire. Oh mon oracle, ma wax ci ne obstacle bu nekk franchir na ko te tamit am na victoire parce que kenn gañewu ko kenn tamit yàqu ko maanaam il est incorruptible maanaam mënuñu koo corrompre du moins mu nekk koo xamante ne ni xam-xamam immensité la mënul jeex te fuñ ko doon xaaree rek moom dépassé na foofu en gros daal ñi ko doon fexeel en général ñoom ñoo jiitu ci kàmb yi xam naa en résumé loolu moo nekkoon texte bi. macha allah mu nekk texte bu am solo moom Zahra di yëngu ci mel nii comme ni mu dalalee woon Mouhamed Moustapha Ba suivre ngeen ko macha allah maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax rawatina ñuy seetaan Maktoum Prod TV. Zahra yéen kàddu ngay tàggoo ak ngay wax ñu mbokk yi nga xamante ni ay soppey maam Cheikh lañu tey seetaan chaîne bi di Maktoum Prod. waa maa ngi jaajëfal ñëpp di
féliciter ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu bind ñi nga xamante ne tamit def nañ effort yëpp pour rendre journée bi rek une journée vraiment une journée boo xamante ne mënuñu ko qualifier au fait mais di ñaanal ñëpp rek yàlla tas leen ci barki maam Cheikh Ahmada Tidiane di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu kilifa yàlla may doolil ko wër may ko jàmm may ko salaam te tas ñu ci barkeem def ñu dëgg-dëgg njaboot def ñu dëgg-dëgg moustachid xam naa damay terminer ci mooy rek mooy maam Cheikh Ahmada Tidiane je l'ai nommé le mystère mystique je l'ai nommé l'arche je l'ai nommé mon oracle. J'ai érigé à son nom un château de sublime où se nourrit le culte de la sagesse. J'ai érigé à son nom le merveille du siècle dénommé le perfectionniste. J'ai érigé à son nom l'océan, la mer source de vertu. J'ai érigé à son nom la voie aérienne où parcourt le vol de l'humaniste et passager des adeptes. J'ai érigé à son nom une société d'élite mûre, conscient et vertueux, car ils prennent tous au chemin et au chevet l'érudit perfectionniste. Et ce érudit perfectionniste est dénommé Cheikh Mouhamad El Moustapha Sy Al Maktoum. xam naa maa ngi jaajëfal ñëpp maam Cheikh Ahmad Tidiane Diop. macha allah jaajëfal naa ko bu baax moom Zahra Thiam macha allah ci exposé bu am solo bi nga xam ne def na ko tey jagleel ko mbokki internet yi nga xam ne Maktoum Prod mooy seen wéttal yéen itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi gis boobu léegi ni ngeen ni toppee ci extrait yi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen xaar leen ñu incha allah ñu ngi ñëwaat léegi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi jaajëfal bu baax sunu caméraman yi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp tey ci liggéey bi maam Cheikh Ladiane di la ji lu bon macha allah ak sama doom baay ki nga xam ne mooy Seydina Ousmane Diop moom itam ak mbokk yi nga xam ne ñoo nañ assisté jotaay yëpp jërë ngeen jëf. pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan yow mi amee diabète bul ko waaj gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yoff fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istixaara gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak pharmacie Al Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bayre ubbeeku génne cat ci sa yaram woote leen gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur